bu garaaw. waaw lu neexee ñu dugg ci. ay ca bismillah yaay booy. tey nag ñu indi rubrique bu doy waar boo xam ne dafa yaatu. ndax dafa bëri ay facettes. ñu ngi indi kujje. mooy diggante ñaari jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk borom kër moo xam ñaar ñett wala ñeent ngi wujje ci biir kër moom la ñu indi tey te daf ci am façon boo xam ne jigéen ñi la concerné ci kujje gi am na boo xam ne borom kër yu góor yi la concerné kon loolu ci oustaz lay wax ñu jël kujje nag yóbbu ko foo xam ne eggu fa woon parce que bu njëkk da nga daan gis suñu kilifa yi am benn kër kenn ku nekk am nekk ñu jël ay soxna dugal ci ñu bokk benn ëtt di sànnante mbattu loolu la ñuy wax sànnante mbattu ki di togg fegal jox ki mu togg ñu jur ay doom boole leen ci biir famille bi waaw te daawul am yu ñaaw yi am léegi wala su amaa nit bariwul mais léegi da ngay gis ne dañuy jël kujje yematul sax ci ki nga bokkal jëkkër mais ki seen jëkkër yi bokk sax dafay bokk si ci kujje gi sa xarit yi yow miy wujjee dañuy bokk si kujje gi donc mu indi benn phénomène boo xam ne dañu ko ñaawal ba ku ñu tuddee wujj sax nga bëgg a daw boo gisee ñi dañ naan boo koy tudd sa tuñ du dajee ñi naanu kujje bëgguma ko parce que kenn ku nekk am na ci loo dund wala loo fekk ni dund ko loo xamante ni moo tax bëgguloo ko dégg te yàlla may ñu chance ci jamono ji ñu toll wujj yi bokkatuñu kër kon ñàkk a gis doy na mbañeel koo bokkulul kër waaw xamul sa cumikaay gisoo ko kooku war nga ko mën a supporter parce que wujje ñaar ñu bokk wërsëg la sama borom boole leen benn borom kër nee na ñoo bañ de waa ñi daan bokk ci biir kër gi nag suñu góor ñi suñu paay daan leen boole ci benn kër ñu nekk fa ñaar ñett ba ñeenti soxna kenn ku ne am doom te kenn du bronché parce que booba li may wax toujours autorité dafa amoon yow mi jël jigéen indi ko ci kër da nga ciy boole autorité mooy sañ-sañu borom kër waree fam ci biir kër gi mooy li ko war ndax ñëpp kenn matalewul mat moom amul fenn sama borom rek moo mat alkamaalu lillahi yàlla rek moo mat kon nit ñi ñun ci suñu manqué ci la ñuy nekkante di ci rafetal suñu diggante ba nga xam ne lu nekk rek asma foo ko teg mu tegu fa nga noppaliku justement yaay booy nekk na thématique bu am solo waxtaan boo xamante ni góor ak jigéen mën na cee bokk ndaxte ñoom ñaar ñëpp ñoo ci am part de responsabilité alors dañuy faral di naan lu tax bëgguñu kujjee aaway bëgguñu ñaareel di am wala ñaareel bëgguñu ñetteel mooy ba mooy metti ñoom la woon moo tax ñu naan aawa yaay te koo ci takkal wujju bu ñu fekkee ni ñaareel nga ko takkal dalay naan te nefoo ko bi muy metti man ak yow la woon waaye tay bi nga jekkee mën nga léegi nag takk beneen jabar ñàkk bëgg bokk wërsëg googu mi ngi dem ba ci alalu àddina bi nga xamante ne bu yàlla dimbalee ku góor ki mu doon borom barke da ngay gis ne ni maman dañuy bañ beneen aspect bi sénégalais yi nee nañu yaay booy au début dañuy mere seen borom kër bu ñu leen joxee takku dënn ñu yendoo ci maam ni di rey doomu jàmbur mi fekk si te moom kat tooñu de dañu ko dem ñaani mu ñëw sëy ci farat ak suut na yàlla sama fu am maanaa dëgg la bu njëkk bi mooy ñuy bañ fekkante ci biir kër gi xam nga li tax muy loo war a xam ni kenn ku ne war na ci préparer sa bopp mooy loo xam ni du sa vouloir ki nga xam ni sa bànneex indiwu ko fi sa naqar du ko yóbbu te comme ñoom ñoo am droit parce que yàlla moo leen ko cëralee moo am droit góor moo am droit am benn jabar ñaar ñett ba ñeent mais jigéen amu droit am ñaari jëkkër wala su ko defee ñu tere ko de bigamie dëgg la kon jigéen amu ci droit góor bi ci am droit nag di góoru jullit di jël soxna yow yaa war a sóoraale d'un moment à l'autre wujj mën na am ça pas dire nga def ko parce que man bareegul ku ma gis mu takk jabar tey takk jabar suba war a nga takkandoo ñaari jabar ci benn bis am na mais bariwul dëgg la mais li tax ñu naan aaw parce que nit dama foog ni loolu honneur la nga ànd ak nit mu toll ci moment de galère sax du am parce que mooy ku mënul du takk jabar nga dem jël soxna def ci sa war a indi ko ci sa kër xëy na fekkul wërsëg bi egsi na mu daan egsee ngeen ànd su amee ngeen mu defar su amul mu dem uti muñ indi def ci kër gi parce que loolu nag c'est le devoir d'une femme ci biir kër mooy mu jàppale borom këram assisté ko mais koo tane te dimbali woo ko mais su dee yaa ko rey soo ànd ak sa borom kër nga mën parce que dépense ku ko jox nga yokk oustaz boo demee biir palais ba sax am na lu fa jeeg bay def te borom kër ga yëgu ko dëgg la ku ñu jox dépense ku yokkul yaa wàññi loolu nga ciy def bu ko xeeb loolu daf lay dimbali ëllëg ci sa njaboot daf lay dimbali ëllëg soo dajeeg sa borom yàlla na yeex bi ci des mooy wujje ñaari mbokk wërsëg li tax ñu koy bañ léegi mooy ñaawal nañ ko yow mi nga xam ne dafa nga ne buñ ne dañuy takk diw rek nga ni tey laay dee tey laay dee bu dikkee ma dee lu lay rey nit la comme yow sama benn yaay ajur maam mel na cur yàlla na ko yàlla yërëm yaayu Mbàkke Faal daf doon wax benn bis ma dégg mu ne wujje portalu gaynde la
ñu ne amu ne rek la nu waaye du màtte. te oustaz mbam rey lu weer. jigéen ñi xamul li ci tekk. ak dal. xool parce que fi nga jaar keneen dafa jaar parce que il faut nga am foo jaar ak nit. parce que àdduna étape la. te nit dafa war a yokku. soo ànd ak sa borom kër mu mën tuuti dem ba yàgg mu mën lu bëri mais kooku sa honneur la. parce que ka ay gaaf lam fa fekk da koo fa xas yóbbaale ko. amul dara. mais jigéen bi toog ànd ak sell ak muñ yàlla dëppale wërsëgam ak bu borom këram. mu yokku ba kër yi yokku oto yi yokku teraanga bi yokku te mu am pouvoir yàlla moo ko may. mu dem takk jabar indi ci kër gi nga ne tey laay dee du ma wujjeeg moom fu maa mën na nga dugg fa te boobu boo defarul toj ko du jafe de du yomb. justement nañu moytu loolu. te loolu aspect boobu góor ñi dañ ciy ñëw très rapidement rek. maman Ndak defal ñu ci thèse ba pare mooy que maman gis nañ fi ñoo xamante ne ni dañ leen takk ñu doon ñaareel ñu xëy dof. ñoo xamante ni dañ leen nawtal parce que c'est un fait de société assez houleux boo xamante ni dañ lay yàq juste pour une histoire d'homme. mais ñaareel aussi ñëw na dajati aw ba fa nekk. waaw dëgg la. ñaareel ñëw na indi décision kii ma fekk dama ko fiy jëlee. justement maamën bi nekk ci diggante yi ba mu jaral leen lu ne est-ce que bu ñu ko defoon ca tarbiya seen borom kër. sàkku barkeem est-ce que duñu gën a am lu baax. gis nga Asma man damay am habitude di wax ni ki mën du soxor. dëgg la. te gis nga ki baax yàlla def ci moom baax suy wujje day baax su wujjewul dafay baax parce que kenn ku ne li nga am ngay joxe mais ki nga xam ne dafa am joxor. da ngay gis koo xam ne wujjewul ak nit colocataire nga soo de ko wala nga jam ko. mais kooku bu amee wujj kon kay da koy rendi kon loolu dafa am loo xam bind la ki man du soxor. gis nga en général. rarement. nga gis jeeg bu matale toog ci këram mat amul man ñëpp amul. mais am na pourcentage boo xam ne jigéen bu ko accumulé war a mën a toog ànd ak sa jëkkër ba wërsëg ñëw mu takk jabar nga toog xaar ba xam lu muy indi. dëgg la bari na ku takkal wu nga ni fëx daw takkan la takkal du fa toog. ku tëdd fa mburu tëdd xam ne mburu jàmmaar la ñu. dëgg la na jigéen ñi xam ne loolu yàlla moo ko jagleel góor ñi. mais nga am fulla ak fayda assumer sa responsabilité. Asma dafa mel ne àdduna day bëgg a yàqu. waaw yàlla moo njëkk a wax wujju yàlla dafa tëb benn ñëw na ñaar. ñett ba ñeent kon yàlla moo wax wujju. dëgg la. Iblis wujja tax mu yàqal Adama ak Awa. parce que daw na ko yàlla ne yeewu leen àjjana lekk leen naan leen bu leen laal garab gi. mu bàyyi ba Adama dem mu ñëw ci Awa ne ko yëg nga ni yow li tax yàlla ne lekk leen bu leen laal garab gi wujj la leen keree daal di teg benn affaire rek indi benn xam-xamam rek teg benn genre magie. gis xale bu rafet ci ndox mi mun ko kii la rek mu jëfuru amatu sago ba mu laal garab ga yàlla na wàcc leen mu indi coow li. léegi nag. ñiy bañ wujj souvent day xool ne mais duñu def seen rôle. non boo bëggee boo bañ a wuddu boo bañ a wujju taxawaay aaw ñaar ñetteel fotteeku tey liggéey te nag di togg di fóot di root. am na ñu koy def te amu wujju. en général ñu gën a sëy xam nga ñaar complexe xam nga bu njëkk kii famille yi. da gis koo xam ne bii soxna day feebar wujjam boot doomam. ba dem di ko nàmpal. mbaa mu di ko demal marché di ko toggal jël te coow du jëpp xam nga ko waroon solidarité bi amoon ci kër gi te borom kër ga taxawaayam ba pare mu bañ a ñaanale surtout non jéng kay ngay wax mooy bokk na ci non islam moo bañ jàng islam moo bañ jàng bi ma anaam moo ko tax ne leen moo kër ki ko mën a yàq bi mooy borom waaye nit ñi ko mën a yàq mooy ñë fa jiitu wala kii jiitoo nga ñëw bi ma anaam kon li nga ci wax rek la dañ koy partagé justement Nour Guèye nee na aawa bañul wujjee ku ñëw indi fitna ak bëgg lijjanti aawa yi la ñuy bañ mais koo xamante ni yegsee gut wala bu yegsee salaamaaleykum fayoo ko nu xamee lu mu indaale. je dirais tantôt que sànq maa ngi koy wax dafa xaw a complexe. parce que facteur yuy indi. tout le temps wujjee du yomb. dafa bari. benn aawa ci kër ñu utal ko ñaareel wala wujju day jàpp ne humiliation la. pourquoi mënut la mu doon def. matut lañ ko doon doye wala it répondre aujourd'hui aux attentes de son époux mu jàpp ne kon man àdduna lu ma matalewul moo tax kii dem di uti keneen ba di ko itti beneen bi góor ñi dañuy tas seeni kër yi parce que au lieu que ñu yemale seen jabar yi duñ ko def dañuy dem jëli fee jabar dem jeng benn côté loolu da koy indi beneen bi mooy problème mu nature doomu aadama parce que ku nekk ak ni nga xam ne noonu la yàlla bindee am na jigéen ñoo xam ne boo leen indiloon 52 000 femmes dañuy toog
am na ñoo xam ne nag moom waxuma la deuxième mais ki nga xam ne taal na jëkkëram fii Maris ci koo xam ne borom këramam dafa ñëw ne ko soxna si indil naa la takkal naa la ñaareel bu bees bonjour les dégâts te pourtant ñaareel bu bees ba xam nga lan la oto la woon ba ci Gambie voilà pour dire que dafa ñëwaat ci dimension humaine doomu aadama d'abord après mu am yeneen facteurs yoo xam ne endogènes yoo xam ne moom moo ciy dikk pour mu mun a indi li nga xam ne moom mooy complicité aujourd'hui de ce sujet là. Justement alors Maman Dak Samba Bokar Aw ne on peut se marier à une seule femme et après avoir une maîtresse ça fait plus branché pour certains alors tey boo bañee li yàlla wax nangu wujjee nangu bokk wërsëg gi nangu keneen ñëw njaboot est-ce que c'est pas une forme de pousser maintenant sa borom kër ca muy njaaloo nekk ca mbedd ma te bëri na ñoo xamante ni tàggee nañ leen ñu neen ci auberge ba lañ leen fekk ñu seen borom moom leen bëri na ñoo xamante ni dañu leen di tuumal ni dañoo tooñ doomu jàmbur ñu wan ca lor est-ce que aujourd'hui il ne faudrait pas au fait ramener tous ces faits là savoir que l'homme a une nature polygame et il faudrait accepter cette polygamie là juste foofu laa doon commencer mooy nga xam ni naturel am la yàllaa ko bind ba pare may ko pouvoir bi parce que yow mënuloo ko bi ci des mooy bari na koy ragal wujju caay wujju moo tax mais bu ñuy seet kuubaa yi la sa wujju mën a jouer oustaz mi ngi maa ngi wax sous contrôle de oustaz Seydina Aïcha bi ñu joxee Seydina Mohamed Seydina Hala daf ko ne daf leen daan wax dem leen ci jigéen ju gàtt ji mu jàngal leen seen diine bu ñu ko mayee indi ko ci kër gi daf koy waxal demal ci Seydina Aïcha mu wax la naka ngay recevoir sa borom kër ak nooy nekk ak moom mais ci diggante wujj ak moroom ma daf ko ne su ñëwee rek ne ko auzu billahi mina minika wala oustaz noonu la ñoo yàgg ci daal ji di fartaatu mooy yal na ma yàlla musul ci yow parce que déggul woon làkk bi mais Seydina Aïcha wax ko ni ko su dugg see rek wax ko loolu mu xam ni alayhi salaatu wasalaam dafa am mat rëy ak lu ko yàlla mayoon bi muy tuuñam loog moom ci seet bu bees di dugg si ci néeg bi rek mu jóg dajeek moom ni ko auzu billaahi mina minika ci yàlla mu ni ko yàlla musal na la noonu la ko araamale dëgg la jóg génn néeg bi dem mu xaar gisu ko ñuy laajte ni ko loo ko def mu ne man de dañ ma wax ne man naa ko wax nangam kon Kuuba yàgg na ci diggante wujj ak moromam léegi nag defatuñu Kuuba dañu liggéeyaate te gis nga Maman Dak li ngay wax noonu nekk na exemple bu palpable te bu am solo moo di que moi j'ai un problème et je pense que beaucoup ont ce problème là moo di que c'est vrai am na ay ñaareel yu doy waar ni Soxna Batoor pour faire rappel justement au film et au personnage du film mais balaa ngay xam li nit ki indi bay yebbi léeg-léeg nga gis ñoo xamante dañuy ñëw te di sëy te yàlla rek a tax am ñoo xamante dañuy ñëw di la jox sa wàccuwaay mais yaay booy ni nga koy dalalee mooy tax après nit ki dafay mujjee fippu et aujourd'hui la société c'est-à-dire l'entourage la famille il joue un rôle important nit ki mën na nekk moom kese nangu wujjee ndaxte am na ñoo xamante ni ay góor yu mat la ñuy dajal dañuy nangul seen borom kër waaye nga gis yaay suñu yaay yi en général sœurs yi cousines yi xarit yi ñoom nag ñoo la nar a wër rek teg la ci diggu géew gi def la géwél te doo géwél buy wax lu baax dañ lay sol di la sol ba ngay tongook sa borom kër léegi boo tongook sa borom kër pendant une longue période ñaareel bi nekk à côté nekk ci seetu mais day joxe bopp foofu léegi loolu mooy sànni nga lëgg ci lay bi rek xam nga Asma après ñu ne dafa liggéey sama jëkkër léegi waa ji jeng na alors que est-ce que jeng goog du yow yaa ko créé et puis après à chaque fois elles veulent se rattraper recourir aller reprendre le mari revenir alors que day tàmm lu neex fa la Asma da ngeen indi thème bu am solo ci kër yonente bi amoon na problème bu sérieux diggante Hafsa doomu Omar ibn Khattab Aïcha doomu Aboubacar Sadiq ak Mariatu ibn Qibti kii chrétienne la nekkoon ku ñu rafet dàqalee nag mais mujj ñu koy créé ci kër yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam c'est problème te Mariatu nag comme gan la fi Afrique la bàyyi ko mag sœuram bi ànd rek say rina toog fa nekk te moom la yàlla may doom ndeysaan mooy chrétien boobu ngay dégg moom la fa yàlla may doom mu tudd ko maam Ibrahima mais Xadija nag la amoon doom yu mag yi moo tax dama loo yéene nit yàlla na lu rafet dëgg la gis nga li nga wax ni dëgg la xam nga dañoo manqué commission bis ma conseil d'esque religieux bi maanaam nit ñi nañuy dem di waxtaan sëy ci islam mais bàjjen yi ak tante yi nañuy dem di waxtaan ak seen i jigéen seen i doom parce que ñàkk waxtaan yëpp mooy indi lu mel nii dëgg la te attention julli bu baaxul doo mën a baax doomu aadama mu demee ba nit ci sëriñ di ko sëriñ tu nga xam ne li mu jul dara baaxut
très bien. yar bi aussi daf ci am solo. yar bi parce que fiir c'est très normal ku bëgg fiir comme on dit mais boo amee benn yar bi maanaam nga xool sa diggante ak yàlla. yàlla lim la sant sa diggante ak sa borom kër nga motal ko yaakaar naa problème du am ak aussi borom kër yi aussi boo ci amee benn kilifteef gu mot je pense que foofu problème warul mën a am. problème warul mën a am entourage bi tamit maman xam naa lii duuf ci cin li ci nag parce que lépp ci loolu lay jëmaat parce que en réalité oui société bi la bu fekkee ne nit da nga juddu ci kër goo xam ne sa yaay la mu jàpp mooy defante rek la gëm bëggul wujju nangam ak nangam mais xale bi bu màggee loolu lay jàpp mais bu gisee yaay joo xam ne tey da koy xirtal ci nampatal ko ci ne dafa war a nangu ne nit dafa war a nit bokk ak nit wërsëg dafa war a nangu ne góor dañ ko war a bàyyi mu am ay jabar ak yooyu su boobaa du am problème. justement maman Dak wax nga ko tantôt am na ay wujju yoo xamante ni ndeysaan ñoom dañ doon fayalante école ci seen ay doom ngir rek doom bàyyi mën a booloo. au-delà de la guerre qu'il y a entre je ne partage pas mon mari et je partage mon mari il y a des enfants qui est la progéniture te ñoo bokk seen benn baay te barki nag mënuñu musa ko waane ba jigéen moom ko góor moo koy moom te jigéen moo koy sàkku ngir njabootam. xam nga asma sujet bu yaatu la. dañ koy tàmbali rek. yàlla def ñu dem ci màggal gi ñëw ak jàmm ñu tàmbale ko. mais gis nga bu jigéen xamoon ne secret bi ci nekk. parce que mit la ku jëm mit la il faut nga diplomate. pour mën ko gérer. il faut beaucoup de diplomatie. parce que des fois nga gis aw bu ñu takkal ñaareel mu yëngu def ay boucan fay indi affaire ñàkk fayda su toogee 1 mois 2 mois ñaareel bi ñëw mu xam ne elle fait pas le poids elle se ressaisit. jugaat ak beneen doole accepté ko ñu commencé di dem leen te di dikkante nga xam ne dafa am mit. mbam rey lu weer. dëgg la soo ne tekk. tekk woon la yoon. tey muy dëgg te adduna bi jarul dara fekk doomu jàmbur joo xam ne fu ñu ko juree. nga ne naa dem liggéey ko toj boppam wala naa ko liggéey mu dof wala naa ko liggéey mu dee. est-ce que yow su paree di nga ko fekk. Aja merci beaucoup bëri dee nañ te li kenn liggéeyu leen. problème yu bëri moo leen rey. Très bien en tout cas mi ngi noonu góor ñi sont en partie coupables nous les femmes nous sommes en partie coupables. La société notre entourage nos parents sont en partie coupables waaye nag nañu bàyyi xel ne lenn moom la ñuy wut si see mooy sutura see mooy njaboot te njaboot gi ku ci nekk bëgg nga sa njaboot juboo ci seen biir. lu dëgg ndax ñun ñëpp après dañuy dund sëy bi rek mu neex naqari après dañuy dem njaboot gee fii des ne rafet merci beaucoup maman Dak xam naa lii dañuy koy wéyal ba mardi prochain incha allah gën ko yaatal lu duuf ci mu fekk ma waaw lu duuf ci nag li xajul ci cin li dañu koy saamal mbuusal bu ko defee tey ñu daxin suba ñu mbaxam waaw mais conseil bi may joxe daal ñu xam ne que wujju garaawul dina metti parce que kenn bëggul partager sa jëkkër kenn bëgg ko bokk ku la ko wax da lay nax waaye ñàkk am wujju ñàkk sa jëkkër moo garaaw nañ ko bàyyi xel soo amee sa jëkkër tal ko toppatoo ko def ci li la war soo liggéey fu mu dem day ñibbisi góor a mel noonu lu bees sa bëgg waaye bu yàggee rek dana ñëwaat au bercail retour au bercail et comme on le dit souvent les vieilles marmites font les plus bonnes sauces te nag dem dikk la bu ñu ragal dara Binita Fall nee na ma Asma ni ngay waxee dafa mel ni ñaareel li nga faral faruma fenn